Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Ngéngé Tàggar TV fentate aw yoon bu bees peq gën di jige askanu commune bu Ngane Diouf ngir mën a taataan seen kàddu diital ko àdduna yëpp reportage moom lañ leen fas yéenee defal ci biir askan wi di tourner ci biir commune bi duñu bàyyi fenn te nag suñu numéro bu njëkk bi lay dina ci doon firnde niñ ko fas yéene amale itam topp leen li nga xam ni moom moo di jotaay bi dina am solo lool fas nañ ci yéene ànd ak yéen ñëpp ndax li ñu bokk te mënuñu kaa seddoo muy commune bi bu baaxee ñun ñëpp la baaxal waaye bu yàqoo itam ñun ñëpp la yàqul kon nañu takkatoo boole suñu ay doole di xalaat ak di dox ci lu jëmale commune bi ca kanam te taxaw ci xeex ci lépp lu koy yàq lii mooy wareef kon góor ak jigéen mag ak ndaw bu kenn seetaan ñun ñëpp nañu jàpp ngir suñu commune bu ñuy limati commune yi gën a jëm kanam ci réewum Sénégal bañ ko bàyyi gannaaw mu bokk ca yee jiitu lii moo war a nekk nag li am kon naka ku nekk def mu yittem tey reportage bi fan la ñuy jëmee Gade Bitiw ñuy tànn kenn ci doomu dëkk bi di Bara Diagne ñu fas yéene seq ak moom ab waxtaan bu yaatu tey am solo mbokk yi ànd leen ak ñun Babacar ñu dem. départ bi yomboon lool waaye nag pour ñu dugg ci dëkk bi la di Gade Bitiw doon lu jafe lool ndax ci yoonu suuf bu nooy ci ngay jaar muy tegtale nag jafe-jafe yi nga xam ne Gade Bitiw mi ngi koy jànkonteel askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi yeewoo mer ba futu jaaxle lool it ci yoon bi ñu jaar ba ñëw ndax nag pour ñu daal di génn dem si benn dëkk wala sax ñu mën a dugg si ci Gade Bitiw ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel waaye tamit soo ñëwee si Gade Bitiw da ngay fàtte sax yoon boobu ndax jafe-jafe yeneen yi nga fi fekk tey jii Bara Diagne mi nekk suñu gan dina si firndeel lu bari ndax jafe-jafe yi mel na ni gën na yaatu sax fii ci Gade Bitiw rek ndax dëkk yu jaar loolu la ñu fa nemmeeku bi ñu egsee nag ñu dalal ñu ak jàmm suñu gan ñu bekk lool nag moom it ci dalal gi dañu koy bàyyi mu nuyoo Bara Diagne bismillah. asalaamaaleykum Mame Mor yi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di rafetluwaat bu baax tamit jotaay bi liggéey bi ni ngeen koy doxale ñu ngi leen di sant bu baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñi ngi teewlu jotaayu Ngéngé Tàggar TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetluwaat encore une fois de plus liggéey bi ni ngeen koy doxale rek noonu la vraiment ñun en tant que acteur de développement koo xam ni suñu développement commune moo ñu ñor suñu gisee ñu mel ni yéen jug di ñu talal seen micro nga xam ni amaana bëgg nañ di am fu ñuy waxee waaye mënuñu ko am kon buñ gisee ku ñu mel ni yéen bu ngeen ñu koy yombalalee vraiment amuñu seen fay dañuy sant di leen gërëm di leen ñaanalaat tamit lii dem ba nekk jotaay bi dem ba nekk ay rajo dem ba nekk ay télé yoo xam ni télé communal lañ koy wax maanaam télé communautaire boo xam ni day nekk askanu commune bi yëpp man ci di jëriñu di leen ñaanal yàlla rek yàlla defal leen ci lu kawe seen njortu di ko ñaan tamit di leen encourager tamit parce que ndaw soo tollee fii di liggéey mën nga gis yu bari yu lay gàllankoor waaye tamit ak gëm-gëm soo ko amee ak pas-pas rek yàlla mën na la defal nga am ci ndam ci li nga bëgg incha allah yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal. ndeysaan jërëjëf Bara yow it ñu lay sant de la gërëm bu baax a baax ci sa taxawaay ak sa passef ci lépp li nga xam ne dafay jëmale commune bi ca kanam di wax amin ci ñaan yi di la gën a yokk ñaare bu baax tawfiq suñu borom mbokk yi kon ñu àndandoo bu baax a baax daal di teewlu tamit kàddu bu baax Bara dama lay bàyyi nga indi sa gis-gis ak sa xalaat ci lépp li nga xam ne rek gis nga ni ñi nga xam ñoom ñoo jiitu commune bi xam ni fanweeri at
def nañ ko ci bopp commune bi tey la askan wi gën a ñaxtu tey la askan wi gën a sonn tey la askan bi gën a jaaxle ci yu bare bari dama lay bàyyi nag nga indi sa gis-gis ak sa ay xalaat ci wàllu googu yëpp ak lan nga gis ni moom moo ñu mën a génne ci jafe-jafe yi ñu jóge ci daal di sànc ci wàllu yokkute ci fa gën a kawe incha allah rabbi kon nag ñi ngi lay teewlu bu baax a baax si Gueye Gueye Tagaar TV bismillah. question la bu am solo te ñun duñ jug toujours ci lépp loo xam ne rek gis nañ ni lii lu mën a jëmal suñ commune la lu ko gën a may doole lépp loo xam ne suñ commune tey ji yaakaar na ni suñ ko waxee wala suñ ko defee mu yëkkati ko ba mu sut commune yëpp rek ñoon loola ñi nga ci biir tax na comme niñ ko daan waxee rek noonu ba léegi ci lañ koy waxee ci loolu ci lañ nekk parce que daanaka reñ bi ñu nekk nii nga xam ne mooy maire bi ak son équipe liggéey biñ liggéey te ñu jox leen kóolute ñu wóolu leen ba teg leen ci suñ boppu maire bi depuis 30 ans comme ni nga ko waxee ba léegi nga xam ne daanaka changement amu ci wala bu nee changement tamit bu même bu fekkee mënuñu wax ni c'est un bilan nul sinon kon terme boobu la ñu utiliser mais munoo ko nulal parce que donte ñoom ñi ngi fi sax réalisation amaana xam na mën naa am na yuñ def waaye ñun zone Gadou Bitiw en tout cas ak village yi nga xam ne def nañ fa ay constat yëpp def fa ay remarque jige leen di leen déglu gisuñu fa foofu daanaka coppiku ci 30 ans kon loolu yaakaar naa regret la boo xam ne ñi ngi koy am ci wàllu ni ñu doxale ñoom waa commune bi. balaa ma dee wala ñoom jox maire ay 1000 francs affaire yooyu non ak ay tissus aussi loolu dafa métti baay ana baay li nga doon wax léegi baay war nañu wax lu xew si dëkk bi. moo ne de ñu bari ci ñoom li tax ñu fuuy bay tiitaru di ay ndombol tànk ci askan wi la ñu ko jëlee askan wi lépp war a dellu ci ñoom te duñ ci jot te duñ ci mës a jot ndax ñiy jiite jàpp nañu ne fileeg askan wi ñi ngi xiif dëkke di daw ci seen ginnaaw fileeg ñoo ngi réer dëkke ci ñu leen di nax. jërëjëf Mamor yi ñi ngi rafetluwaat bu baax di kontaan encore une fois de plus di leen remercier waat parce que duñ jóg si di leen remercier ndax nit bu fekkee mënul woon wax tey mu dem ba ñu yombalal ñu ko ñu man di wax ngeen ñu koy man di tasaareel ba mu ñu bari ñu romb sax commune bi di ko déglu kon dañ amuñu seen fay vraiment sa question tamit nekk na question bu am solo xanaa rek dañuy àddu si bu njëkk bi mooy wàllu bourse sociale bi moom damay commencer waxtaani xawma hors commune Ngandiouf mais commune Ngandiouf bi ma fi gis ko bourse sociale bi c'est une injustice totale man j'aurais préféré ñu tuddee ko beneen tour mais pas terme bourse sociale boobu social c'est pas social parce que bu nee social ñu jàpp ni dañuy xool fuñ dem maanaam gox buñ dem ñu xool ñu fa gën a néew doole ñu leen koy jagleel loolu amul fii en tout cas man fi ma dëkk ñi ma gis ñuy bénéficier wu ci bourse sociale bi c'est pas conforme ak li ñu tuddee social ak ñi nga xam ne ñoo ko war man am na détails yoo xam ne nag du ma si dugg parce que nit boo nekkee ci société am na yoo xam ne am na certains secrets yoo xam ne mënoo ko divulguer mais en tout cas gestion bi c'est très nébuleuse maanaam nekkul gestion bu leer parce que ñin koy octroyer vraiment du ñooñu ndax da ngay dugg si benn kër nga gis ñoo xam ne ña gën a bénéficier wu ña waroon gën a mën a ña gën a soxla bourse yooyu joxuñu leen ko di dem di tëb ñoo xam ne da ngay gis koo xam ne tey amaana këram dëgg la sax yàlla suturaal na village yi yu bari ba ñi nga xam daanaka kër goo ci dugg yàlla defal na leen xewal ba buñ xëyee dinañ am luñ añi dañ am luñ reere mais xam nga loolu rek doyul dund parce que comme ni ma ko waxee sànq wàllu wér-gi-yaram boo tey jii boo amoon lu lay metti nga war a mën dem accéder ci hôpitaux yi mën a faju ak di lekk-lekk bu baax loolu mooy ak dund mais nekkul nii boo xiifee lekk rek est-ce que lekk gi ngay lekk baax na est-ce que ndox mi ngay naan baax na genre yooyu loolu mooy social te loolu boo fekkoonte ni def ngeen ay jàngat ci village yi di ngeen xam ne ñin koy octroyer bourse yi du ñooñu ñoo ko mérito kon loolu d'abord lu ñu njëkk a naqarlu la d'abord. bul déglu ki koy wax parce que boo dégloo ki koy wax dëgg gi du la jariñ ndax da ngay fanaanal tontu te kiy fanaanal tontu du déglu dëgg
moo tax bu la nit neexee bu la nit naqaree buy wax dëgg bul ko déglu moom déglul dëgg ga. beneen bi suñ bëggee ñëwaat tamit nag ni ñooñu bénéficié woon bourse sociale yi ñooy amaat ndimbali bu nu accès déjà kon loolu dañ ci amuk tiit te ñëwagul. ndimbal li ñuy joxe di ko joxe nu mu leen neexee amul kenn ci ñoom ku ci sëb dërëm tàbbi ba ci oto ba ñuy dugg climatiseur ba ñuy taal lépp askan wi moo leen ko gàddul. beneen bi si topp mooy wàllu comité de gestion bi maanaam wàllu distribution bi ñi nga xam ne ñoom ñooy chargé wu distribution aide alimentaire boobu su ñëwee gis nañ ko publier nañ ko semaine yëpp ci yi ñu weesu gis nañ publication bi mais déjà bu ñu xoolee comité bi rek dañuy xam ne ñi njuuj njaaj daf mel ni dañ ko cee nar ndax buñ déggee le président de la république son excellence dafa wax ni ci biir comité de distribution bi war na ci am waa opposition bi war nañ ko mën assister te opposition saisir ñu leen ci boolewuñ leen ci biir comité bi ce qui veut dire que ñoom su fekkee ñoom dañoo jël ak seeni ay conseillers rek ñu xool ñi leen neex ñu jël leen ni leen ñii ñoo bu ndimbali ak see ñii ñoo koy gérer kon lu leen neex rek lañ ndax nit boo nekkee ci biir kër daanaka mën nga ni la borom kër ga bëgg rek loola nga koy defal kon su fekkee dañoo jël ñi ànd ak ñoom rek boole leen ni leen ñoom ñooy gérer aide alimentaire bu accès naruñu ci lu jub. te sax am na ñu ma ni dara leeruma ci ndax wax lu la leer lu bari ci ndimbal li ñuy joxe la ñu cay sàcc mu ëpp fuuf la ñu cay séddale ñoom séddalekat yooyu nga xam ni ñoom la ñu teg ci seen loxo ndimbal li waaye ku ci xamoon li ci alalu mbooloo di nga xam ni pepp xorom ëpp na ci luubal ko ndax jéggi siraat waxuma la ay millions yi dërëm. waaw kon loolu tamit bokk na ci li ñuy ñaawlu bu baax. ñun ñii nag noo war a am fulla ndax kat bu ñuy gasu bàmmeel ni la ci lañ lay suul dëgg man balaa bàmmeel baa yegg day fekk nga rey ma ba noppi. suñ sañoon dañuy ni président ko waxee noonu lañ koy defee muy jël ci biir opposition bi localité bu si nekk ci biir opposition ba ñu jël fa intégré leen bu ko defee ñooñu di mën a saytu mbir mi na mu fay doxe yaakaar naa loolu mooy séddale bu normal. wàllu santé muy wér-gi-yaram gis nañ ni boo jëlee parce que man bala may njëkk a wax fu may wax lu ci nekk damay li naan radu ci say oom maanaam damay commencer ci sama village di remonter ci sama zone donc bala may egg ci commune bi dans le cadre général mais boo xoolee village Gaddi Bitiw ak zone Gaddi Bitiw de manière générale zone la boo xam ni fi mu toll amuñu poste de santé biñ fi am poste de santé secondaire la muy Makele loolu ñëpp teg nañ seen bët médecin bi nga xam ne moo jugee Ngandiouf moo jugee Mbaxis autant pour moi mooy ñëw di sillonner village yi nga xam ne ay Gëti Ñing Gëti Yaaram Ngéy bëti fële Gëti dooga ak si Gaddi Bitiw récemment rek démb la fi ñëwoon ci guddi fii 17h bi muy jot médecin bi ñëwagul nga xam ne presque 18h et quelque lay ñëw day nekk fii ba ay 22h 23h xam nga ni kon kooku liggéeyam rek na mu ko war a defee munul nekk ci koo xam ne yow un mois bi benn journée nga si ñëw xam nga loolu c'est tout un problème nga ni yow santé moo yor dundu doomu aadama. askan wee jug di kaas ñu waroon wax ñoo toog di seetaan ñoo ngi romb ak seen 4x4 yi dugal vitesse faale wuñ ñu lijjanti wuñ ñu ñi leen faloon ngeen war leen nax leen bokkatuñ ca ñëgëm. kon déjà ñun santé bu baax amuñu ko wàllu ndox bi tamit la même chose Gaddi Bitiw ba léegi dañoo mar Gaddi Bitiw ak li ko wër sax la man wax parce que forage bi ñu amoon kusne muy forage Gëti Yaaram bi nga xam ne moo fi doon alimenter village yu bari léegi nee na kamaj te jéemuñ ci benn jéego liñ doon def mooy dem ba xam ne amatuñ lu ci ñu ni dañuy defal raccordement fële ci numtati ci Daaru Njaay mais gis nga rien ne marche parce que Gaddi Bitiw actuellement soo fi ñëwee soo jugul 1h du matin pour root doo am ndox da ngay yow jeune bi sax da ngay dem terrain football yi ñëw doo am loo sangoo wala nga bëgg a jàpp julli doo am ndox pour sinon da ngay dem si yeneen kër yi pour rootaani xam nga loolu c'est tout un problème alors que ñi ngi dégg ñu naan ñi ngi gas sax fële ab benn forage boo xam ni ñi ngi koy gas je pense Koul Thiaw yaakaaroo amoon ci yaakaar ni Gaddi Bitiw zone Gaddi Bitiw suñ fiy defaat forage Gaddi Bitiw moo koy habité waaye gis nga mooy suñ yaakaar tas na ci côté boobu ña ngi koy def fële te d'après information yi ci am sax mooy village yi nga xam ni ñoom la Lac de Guiers bi doon alimenté ñoom ñooy bénéficier wu ci ndox boobu xam nga kon déjà loolu
c'est tout un problème. En tout cas zone de Gade Bitouy c'est une zone complètement dévastée, c'est une zone boo xam ne dañ ko fàtte complètement. ndax ñiy jiite jàpp nañu ne fileeg askan wi ñi ngi xiif dëkk di daw ci seen ginnaaw. problème mu électricité ñëwul parce que loolu tamit bu ñëwee gis nga boo xoolee zone Gade Bitouy village yi ñu fi électrifié par rapport ak yeneen zones yi loolu da nga naan sax da ngay am gàcce pour wax ko. ñoom waa commune bi teg nañ ci seen bët, ñoom xam nañ liñ nit ñi wax lépp ñoom xam nañ ko. te moo ne de ñu bari ci ñoom li tax ñu fuuy bay tiitaru di ay ndombol tànk ci askan wi la ñu ko jëlee askan wi lépp war a dellu ci ñoom te duñ ci jot te duñ ci mës a jot ndax ñiy jiite jàpp nañu ne fileeg askan wi ñi ngi xiif dëkke di daw ci seen ginnaaw fileeg ñoo ngi réer dëkke ci ñu leen di nax. xanaa kay dañoo gis dëgg gi rek. dëgg ci seen tànk mais loolu yëpp ñoom xam nañ ko bu baax zone Gade Bitouy surtout boo jëlee ci domaine yëpp daal en quelque sorte parce que soo ñëwoon di cité sax fii ba suba yaakaar naa problème mu commune bi moom soo ñëwoon fii ba suba di ci wax doo fi jug léegi sur ce nag yaakaar naa ni jeunes yi liñ war a def ñoom lépp def nañ ko mooy ñi ngi essayer di def ay mobilisation di génn si lu ci demee ni jotaay yi di wax groupe WhatsApp yi ñi ngi fa di wax liñ man lépp ñi ngi koy def te gisuñu ba léegi benn changement gisuñu benn coppite mu mel ni ñoom dañ lay tànqamlu ci seen wax ji li ñuy def kon mooy def appel rek def mobilisation def jeunes yëpp ñu ngi leen woo ñu dajaloo def benn union benn bloc te xam ne nit lu mu am doole mbooloo moo ko ëpp doole. suñu bëggee suñu réew mi naa danoo war a booloo te kët fu waay mën a ne sañ caatu nga too waaw yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw. suñ boo koy jug incha allah préparer les élections à venir. bu soobee yàlla ñi ci boppu commune bi mën nañ leen fee jëlee teg ñeneen parce que tamit li olof jaay wax rek sump soo ko màccee nga màcc ko ba gis ni lii safatul da nga koy yàbbi seex baneen waaye bii nag moom dafa musul sax saf parce que mosuñu gis ñun depuis lors ñi ngi fii danoo judd fekk fi équipe municipale bi mais gisuñu ci dara rien ne marche. ñoo jox maire ay 1000 francs affaire yooyu non ak ay tissus aussi loolu dafa métti baay ana bâche li nga doon wax léegi baay war nañu wax lu xew si dëkk bi dara xamaguñ ci dara la ñu xam ñun moom Baye Ngouda li ñu bëgg mooy sunu borom defal ko wér te mu wàcc suñu commune bu fekkoon maanaam loo xam ne dañ koy tegg ci béréb teg ko ci béréb dañ koy tegg rek teg ko ne jël keneen teg xool parce que koo xamante ni si ñun ba ñu juddoogul ñun ñi di wax nii la fa nekkoon ba ni màggi nii di xam lu baax ak lu bon mosuñoo xam lu mu def wala lu mu dindi kooku ñu amuluñu sens amul benn sens ñun benn sens daal ñun Baye Ngouda gisuñu ko ci moom ñun daal li ñuy ñaan yàlla mi nga xamante ni si dara tegu ko moom mu jëlee ñu ko fi. nañu ñëpp dégg askan wi doyal nañu nee nañu leen neex nañu bëgg. way benn askan benn kàddu benn baat bu ñëpp di bamtuwaat. jërëjëf Bara Diagne moom la ñu doon àndal noonu si kaddu yu am solo yi ñu jébaloon ko laaj yi mu ci ñëw benn par benn lépp am solo lool Bara Diagne ñu naan la merci beaucoup. jërëjëf Mamor yi ñu ngi rafetluwaat bu baax di kontaan encore une fois de plus di leen remercier waat vraiment merci beaucoup. mbokk yi kon reportage bi dafa daal di wéy Babacar dañuy daal di wutali fële ca diwaanu Xaasin fekk fa Mbaye Seck ngir mën a taataan ay kàddoom digtal ko àdduna mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel jotaay bi mën ngeen jokkoo ak 77 909 43 41 wala ci 77 107 60 25 ñu ñëw sees leen mën a taataan seen ay kàddu incha allah bu ñuy jógee Xaasin nag danañu leen wax fan la ñu jëmaat ci kan la ñu jëmaat incha allah Babacar acca ñu daal di dem.